اليتامى يوم كلامه مثل الرماء على قلبي بزمانه ضيع حنانه والحزن لاح ثاني راح ونساني ذاك اللي ناني وزاد الجرح اجلط جلطة جتني وغلطة إني حطها بقلبي يا صاح ثاني راح ونساني ذاك اللي ناني وزاد الجراح جلطة جتني وغلطة إني أحطها بقلبي يا صاح يا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki déglukat yi fu ngeen mën a ne ci àdduna bi ak ci Sénégal ñu ngi leen di nuyu di am mbette di rafetlu tamit ànd bi ngeen ànd ak ñun ñu dellu siwaat tey jii ci seen émission jotaayu mag ñi comme ni ngeen ko xamee ñu koy def bés bu nekk ci bu waxtu wi ci weeru koor gi di jukki ay waxtaan ay njàngale ay ndénkaane yoo xam ne mag ñi def nañ ko ci ay cassette ci ay bande wala mbind ay téere ak yu ni mel ñu jëlal leen ko woo ay borom xam-xam ñu waxtaane ko yaatal ko bu ko defee xale yi jamono yi ji ñu nekk nii ak ñi nga xam ne ñooy dund ci jamono ji mën cee jëlee njëriñ mën cee jëlee ay ndénkaane mën a gis yoon boo xamante ni bii bu ñu ko jëlee amaana jafe-jafe yu bari dina leen sori jafe-jafe yu bari dina leen teggeeku tey nag moo am mbette man mi seen mbokk Bocar Alpha Kane di dalal ci sunu plateau Cheikh Ahmed Tidiane Niass Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Bocar. di rafetlu bu baax teew bi nga teew fii tey. ndax auditeurs yi sax am na ñoo xam ne yàgg nañ la fay dégg. dëgg la ndax ñu ngi lay dégg ci sunu journaux yi. ngay def indi ay leeral ci xew-xew yi nga xam ne mi ngi am ci àdduna bi mu jëm rawatina ci réew jullit yi. ci mel ni Soudan. ak yu ni mel ñu ngi lay dégg tamit àjjuma ci sunu émission boobu nga xam ne mooy li xew bitim réew. nga xam ne auditeurs yi dañuy samp ay laaj ñu ciy indi ay tontu. fan yi nag am na laaj yu bëri yoo xamante ni ruusoon na ci réew yi jullit yi lu ci mel ni Afghanistan lu ci mel ni Soudan lu ci mel ni Irak ak Libye ak yu ni mel. ñuy rafetlu bu baax a baax taxawaay boobu nga xam ne yaa ngi ñu koy taxawal di gëstu. di indi ay tontu yoo xamante ni wax dëgg yàlla yu mucc ayib yu leer nañ. yoo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu auditeurs yi tamit ñu ngi yónnee ay message di ko rafetlu. merci jërëjëf. kon Cheikh ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. ci taxawaay boobu ak jàpp bi nga xam ne jàpp nga ko ci liggéey bi. ma bàyyi la nag nga nuyoon teg auditeurs yi balaa ñuy sóobu ci waxtaan bi. bismillahi rahmaani rahim. alhamdulillah alqaa'il huwa alladi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin alqaa'il inna allaha yuhibbu ida amala ahadukum an yutqina amala wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. jërëjëf Bocar maa ngi lay gërëm bu baax di am mbégte di leen santaat ci invitation bi ngeen xam ne moom ngeen ma invité ngir ñu waxtaanee ay tomb yoo xam ne xëy na dana amal njëriñ askan wi. di sant bu baax a baax it seen groupe bi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yëkkati ko. def ko ci médias yi nga xam ne ñoom la ñu gën a dégg. ci Sénégal pourquoi pas ci Afrique ak ci àddina bi yëpp. yàlla defal leen tawfiq. gannaaw loolu nag dañuy nuyu Sénégal yëpp jullit ñi ñëpp di leen ndokkeel di leen ziar di njëkkee ci nuyoo bi suñu kilifa suñu xalifa Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane Niass di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram suñuy waayjur ak suñuy sëriñ daara
di ñaanal it xalifa généraux yi nekk ci Sénégal yëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla di ñaan ci ñoom it ñu ñaanal peuple bi ñaanal ñun ñëpp. bu ñu leen ñaanalee mu ngi mel ni ñaanal nañ askan wi yëpp nuyu nañ leen ndokkeel leen ci li nga xam ne mooy weeru koor bi. jërëjëf Cheikh kon jotaayu mag ji mi ngi noonu. Cheikh nag ma fàttali ni gëstukat nga. chercheur di nekk ku xelu ci li ñuy wax relation internationale mooy diggante bi nga xam ne ak mooy dox ci diggante réew yi. ci àdduna bi ak xelu tamit ci li nga xam ne mooy xew-xew yi am ak dundin wu réewu islam yi. ci àdduna bi. parce que réewu islam yi bu ñu ko waxee du doon monde arabe bi rek. ndax am na ay réew yoo xamante ni l'islam a ngi fa. nekk fa diine bi fa ëpp doole. te nekkuñu ay réewu arab donc monde islamique bi d'une façon générale. yaa ngi koy gëstu di ko topp ci actualité bi ak yooyu di ci indi ay leeral. tey nag waxtaan bi nga xamante ne bii moom la ñu bëgg a jël. muy benn dénkaane boo xamante ni bii Cheikh Ibrahima Niass. muy Baye Niass boog ñu ko gën a xam defoon na ko. ñu bàyyi la rek nga leeral ñu waxtaan boobu kañ la woon ak lu ko taxawoon a jóg ak nu mu demee woon balaa ñu koy déglu. dëgg la jërëjëf Bokar danaa gërëm bu baax am contentement ñu ubbee suñu waxtaan bi ki nga xam ne mooy Cheikh l'Islam El Hadj Ibrahima Niass d'abord barkeloo ko ci suñu jotaay bi. mu nekk rappel it ci société bi rawatina jeunesse bi nga xam ne nii ñoom ndaw avenir réew mi. dafa tënku ci ñoom ci seen formation ci seen jàng ci seen volonté pour bëgg seen réew yooyu yëpp nag dafa tënku ci élément bi nga xam ne nii suñu ko dégloo dinañu xam dimension kii wax. ak responsabilité bi muy waxee it. Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu la mi ngi doon wax ak njaboot gi ci benn ziyaara waaye di def ay rappel yoo xam ne avant Sénégal di am indépendance nu ñu meloon nu ñu doon liggéeyee nu ñu nekkee woon nu ñu doon dundee ak colon yi bi ñu amee indépendance nu ñu war a doxee lan moo war a nekk perspective yi kilifa moo doon wax di wax ak société am. suñu ko dégloo. yaakaar naa dinañ ci am ay tomb yoo xam ne dañ ko ci mën a retenir pour suñu avenir incha allah. mu nga kon technique bi Pierre Dieng moo ko yor kon Pierre bu ñu mënee déglu waxtaan wu am solo boobu bu ko defee après ñu dellu si waat ci studio bi. na ngeen liggéey. na ngeen liggéey. na ngeen jub. na ngeen jub. kuñ ci wóolu dénk la la. kuñ ci wóolu ba nga ko ci dara di la ko dénk. wala ñu abal la ko. wala ñu wóolu la abal la dara. matalal kóllëre ga. na nga matal kóllëre gi la joxee li nga téye. na ngeen futteeku liggéey. te ngeen futteeku liggéey. ngor dafay am njëg. ngor soo ko mën a fekk xam na lu muy jar njëg. liberté dafay am njëg. liberté xam na lu muy jar. tubaab yi nekkoon nañu fi di ñu jaamal. tubaab yi nekkoon nañ fi di ñu jaamal. am na yu ñu tàmmaloon ñenn jubut. xam na loo xam ne dañ koo tàmmaloon ñenn ñi ñu wéy ci te loolu jubut. mooy am alal te doo liggéey. mooy ngay xam alal te doo ko liggéey mukk. loolu bëgg ñoo jaamal rek taxaw ñu di ko nangu. loolu bëgg ñoo jaamal moo taxoon tubaab bi teg ñu ko ñu di ko nangu. tey bi ñu bëggee nekk gor loolu lañ ci dindi suñu xel ku ne. tey bu ñu bëggee nekk gor nañ dindi ci melokaani woowu suñ bopp ku nekk fu teeku liggéey lu lay jëriñ. bëgg am dara te doo liggéey mooy bëgg a jiwadi rek. bëgg xam dara mbaa nga xam ne nag te doo liggéey loolu mooy bëgg a jubadi dëgg. réew moo xam ne. réew moo xam ne. dañuy am lañ bëgg. dañuy xam lañ bëgg. di wéy ci teranga. di wéy ci teranga. te duñ liggéey. te duñu liggéey. amul fii ci àddina. amul fii kat ci àddina. xanaa aljanna lañ ko séentu waaye du fii ci àddina. xanaa aljanna day lañ koy séentoo waaye du wut na ci àddina. diggante asamaan ak suuf. diggante asamaan si ak suuf si ñu toxal. kay tëdd di tëdd. kay tëdd doo def dara tey tëdd nim nen. def ko ci njub. def ko ci njub. loolu amul. loolu xam fi. te réew moo xam ne. réew moo xam ne. nit dina xëy toog. nit dina koy toog. fii rek nga koy gisee. fii dong nga koy gisee. doo dem ci menn réew. doo dem ci menn réew. mooy boo xëyee ñëpp fii dañuy wax. lu mooy boo gisee ñëpp buñ xëyee ñu ngay liggéey. fii itam ñi fi am jom ñëpp. fii mboolem ñi fi am jom. ñi fi tekki dara ñëpp. ñi fi tekki dara ñëpp. duñu xëy toog mukk de. duñ koy mukk toog. président de la république. président république. ki gën a kawe ci réew mi. ki gën a kawe ci mboolem réew mi. bu xëyee dem ci bureau bi liggéey ba nit ñi sax a koy jëkk a wàcc. bu xëyee dem ci bureau di liggéey ba ñëpp a ko njëkk a wàcc. bu ngoonee mu dem ci bureau liggéey ñëpp a koy njëkk a wàcc. bu ngoonee mu gont dem ci bureau di liggéey ba ñëpp a koy njëkk a wàcc. man sax wax na ma ci làmmiñ ne 11 heures ci guddi lay wàcc ba biset. moom ci boppam sax wax na bàyyi nii ci làmmiñam ne ko 11 heures ci guddi bët bu set ci lay wàcc. te loolu Sénégal rek mu ko jaral. te loolu
Sénégal rek moo ma ko jaral mu yéen. buy liggéey noonu nag. kon nag moomu buy liggéeyee noonu. ministère yi di liggéey. ministère am yëpp di liggéey. député yi liggéey. député am yëpp di liggéey. commandant yi liggéey. commandant yëpp di liggéey. gouverneur yi liggéey. gouverneur yëpp di liggéey. Badala moom dafay xëy toog. Badala moom nga dafay xëy rek ne toog. te am la mu bëgg. tey am la mu bëgg. ba wut xelam ci njub. loolu kon Badala bu ko def. boo sa xel ci njub loolu moo jub. boobu jikko nañ ko soppali. boobu jikko nañ ko soppali. nañ ko dindi ci suñu réew ba mu set. nañ ko dindi ci suñu réew ba mu set wecc. te ci suñu réew la gën a yomb a dindee. te ci suñu réew la gën a yomb a dindee. ndax ñi nga am suuf soo xam ne même réew amu ko. ndax ñoo ngi am suuf soo xam ne réew mu dul ñun xamoo ko. ku bëgg a bay fu la neex nga am tool. ku bëgg a bay xale baa nga tay fu la neex nga am tool. am na réew yoo xam ne ay téeméeri junne nit dañuy bëgg a bay duñu am fenn fu ñu ji benn tool. am na réew yoo xam ne lu mat téeméeri junni nit danañu bëgg a bay duñ gis mukk fu ñu mën a def benn am tooba. ñu buñ gisoon suñu suuf si bay nañ ko bu yàgg ba mu jeex. ñooña kan ne mbay moomu buñ gisoon suñ suuf si bay nañ ko ba mu jeex. suñ suuf si nangu na lu nekk. ñun suñ suuf si alhamdulilah nangu na lu ne. nangu na dugub. nangu na dugub. nangu na gerte. nangu na gerte. nangu na puloo. nangu na puloo. nangu na witeen. nangu na witeen. nangu na ay ligim. nangu na ay lijim. nangu na garab yi meññet yi. nangu na mboolem garab yi meññet. yooyu yëpp nañ ñëpp futteeku jéem ko liggéey. yooyu yëpp na nit ñëpp bokk futteeku ku nekk jëm seen liggéey. ñàkk gu rëy gi yëpp mooy benn traite bi rek. ñàkk gu rëy gi yëpp dara waralu ko ci ñun lu may benn tool rek lañ xam. bala nga am xaalis jaay gerte. bala nga am xaalis gerte ñor nga jaay ko. bu gerte jeexee nga toogati nekk su dëgg. gerte jeexee nga toogati nit gerte déen. loolu nañ ko soppali. loolu nañ ko soppali. te man mii leen koy wax dinaa ko tàmbali ci sama bopp. te moom mii di leen ko wax kat lépp lu muy wax nit dana ko tàmbali ci boppam. ñaan naa leen lu ngeen gis ma bay rek na ngeen ko bay. ñu ngi leen di ñaan lépp lu ngeen gis muy béy te jëmbat toppandoo leen ko ca rek. kon léegi suñu réew soppeeku bu nekk. kon léegi te suñu réew soppeeku bu neexee yàlla. ñu ngi ñaanal nag suñu président. ñu ngi ñaanal nag suñu président. ñu ñaanal suñu gouvernement. ñu ngi ñaanal suñu gouvernement. ñaanal suñu réew. ñu ngi ñaanal suñu réew. yàlla yëkkati ñu. yàlla yëkkati ñu. ba teg ñu ci réew ma gën a koy. ba teg ñu ci réew yi gën a koye. ñi nga xam ne ñoo jiitu ci Afrique. ñi nga xam ne ñoo jiitu ci Afrique. ñi ki nga xam ne suñu réew jiitu ci Afrique. ñi ki nga xamee ne suñu réew moo jiitu ci Afrique. yàlla nañ dëkk di jiitu ba faw. yàlla nañ dëkk di jiitu ba faw yaara bi. ci diina ji. ci diine. ci àddina. ci àddina. ci xam-xam. ci xam-xam. ci am-am. ci am-am. yàlla nañu yàlla def ñu njiit ba faw. yàlla nañu yàlla def ñu njiitu di def gannaaw ba faw yaara bi. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. jërëjëfate Baye Niass. jërëjëf Baye Niass. mu ngoog jërëjëf Pierre ci waxtaan boobu la nga xam ne dëgg yàlla leer na. te am na solo lool. te mu def ko ci jamono joo xamante ni ji président Léopold Senghor moo doon jiite réew mi. waaw donc pour auditeurs yi xamee ko noonu ndax période bi mu koy wax boobu yàgg na. dëgg la boobu Abdou Diouf sax nekkagul woon président. kon mu nekk loo xamante ni lii yàgg na. waaye dafa mel ni démb la ko wax. dëgg la wala tey jii lañ ko wax. dëgg la ndax tellement. dafa nekk ci actualité bi. ak nekk ci li nga xam ne moom la réew mi yittewoo. dëgg la kon Cheikh Ahmed Tidiane ma bàyyi la nga defal ñu bayaan ci waxtaan boobu de. waaw jërëjëf Bokar xam nga élément bi bu ñu ko dégloo dinañu xam suñu jàngoro mooy lan dinañu am it feuille de route boo xam ne bu ñu ci jaaree am ay solution Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu nekkul nit koo xam ne dafa tëju ci néegam rek dajale ay taalibe toog di wax expérience lay waxee wër na jamono indépendance 1960 61 la dem Siin boobu yaakaar naa suñu gouvernement yi sax àggaguñu foofu am nañu indépendance àggaguñu ci organiser ba mën a dem ci yenn barab yëpp bari na foo xam ne ni dafa daan teew sax ñu présenté ko comme si mooy représentant bu Sénégal wane ne moom moo fi teewal état wala nangam ci capacité ni muy ñëwee ak ci responsabilité am ak niveau d'intellectuel bi nga xam ne ni moom la porté kooku moo doon wax di wax ak société boo xam ne xam na ne war nañoo mën a liggéey xam na ne it seen domaine bi nga xam ne mën nañ cee liggéey mu indil leen rendement bu mag a mag boo xam ne mën naa indi ay changement gis na ne mbay moom moo ci ëpp solo. ndax xam na ne majeure partie bi ci sénégalais yi ay baykat lañ baykat boobu nag moom dafa gis ne war nañu ko taxaw
d'abord ci xamal ko jàngal ko mu am formation parce que dégg nga ci élément bi mu ne suñu problème du leen lu dul benn traite mooy fekk jaayuñ gerte du ñu am da ngay def benn campagne 3 mois dem tëdd di nelaw 3 mois nga toog di xaaraat pour benn nawet ñëw mooy nawet bi waaw kon ñun nawet daal rek la ñuy béy nawet rek la ñuy béy te loolu jógee gu fi sax voilà léegi boo feetee suñu fukki weer ak ñaar su fekkee ne 3 weer ak 4 weer lañ ci am pour liggéey dundee ko 1 an normalement suñu amoon 3 saisons ci année bi dinañ nekk ñoo xam ne ndóol gi dana wàññeeku loolu la ñuy wax culture contre saison voilà ndóol gi dana wàññeeku léegi nag dafa des ci état ci responsabilité am mu seet nan lay planifier ba mën a fexe sénégalais yi ñi nga xam ne ay baykat lañ mu utal leen xëy mooy mu fexe ba fañ nekk ci seen milieu yi mu fekk leen fa accompagner leen ba nga xam ne dinañ mën di bay ci saison yoo xam ne ni duul kii rek duul nawet rek loolu benn solution la ñaareel ba it mooy wax na ci fond bi mooy bu ñu gëm ne dinañ développer ci lu duut suñuy loxo suñuy xel ak suñuy loxo amul benn pays bu développé fekk say ndaw ñi ngi tëdd di nelaw fekk say ndaw jàngaluñ leen fekk say ndaw defaluñ leen ay formation wax na ci ak expérience wax na ne gisul réew moo xam ne nii am na développement sans ay doomam wax na ci ne gisul réew moo xam ne am na développement sans it doomam yoo xam ne nii dañuy liggéey bon loolu war na tax ñu xam ne développer Sénégal jafewul parce que su fekkoon ne dañoo dem ci terrain boo xam ne bu ñu miinut la mën nañoo xam mais sénégalais yi fi mu nekk nii 60% ay baykat lañ ñi nga xam ne dañoo jàng ñi ci ëpp dañu toog amuñ ay liggéey te li ko waral mooy bu ñuy wax ci liggéey ci lislaam xam nga liggéey farata la ci lislaam mooy premier niveau bi mooy nit ki dafa war a liggéey pour lu mu dundee lu mu dundalee njabootam lu mu taxawalee àddina moom ci boppam ñaareel ba deuxième étape bi mooy liggéey danay nekk lu ñu sopp mooy boo demee ba loolu noonu nga assuré ko islam daf laa wax ne la bul taxaw continuer liggéey loo xam ne da nga ci mën a defee ay aide da nga ci mën a dimbalee néeju doole yi da nga mën a participer ci li tabax société bi ci yi nga xam ne nii moo njëkk mooy ci école yi ak ci julleekaay yi mooy jumaa yi ak jàkke yi kon islam bi teg nit ki loolu pare na pour mu taxaw ci mission bi nga xam ne moo tax yàlla wàccee ko fi ndax mission doomu aadama ci kaw suuf ñaar la mooy mu jaamu suñu borom subhaanahu wa taala te mënu koo jaamu fekk xamu ko bon dafa war a jàng waaye it bu jaamoo suñu borom ak jàng ba pare mooy mu dundal suuf si mu dundal fi mu nekk mu participer ci dëkkam lu koy développer dëkkam mi ngi tàmbalee ci këram yar ay njabootam jàngal leen préparer leen ba ñu mën a participer ci mbedd mi participer ci penc mi doog a mën a participer ci dëkk bi ci dëkk bi yëpp doomu adama jooju nag nga xam ne moom la ñuy waajal suñ borom subhaanahu wa taala espace yi mu nekk yëpp daf ko wan ne ko daf cee war a liggéey d'abord yàlla dafa wax ne dafa tàggat asamaan ak suuf pour doomu aadama dafa tàggat ndox mi ba doomu aadama man cee teg loo xam ne dana ci mën a dugg di doxi ay soxlaam dafa tàggat géej ba doomu aadama man cee dundee génnee ay dundam li yàlla di wax yu yëpp ci espace yooyu nga xam ne moo wër doomu aadama bi liggéey moo ko waral te loolu ay alquran moo ñu koy firndeel alquran juif yi bi ñëwee wax yonentu bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ndax yàlla mënoon a def benn malaaka nga wàcc ñu xam ne am nga différence ak nit ñi yàlla dafa tontul boppam ne ko wax leen ne leen ñi ma mos a yónni ñëpp duñu ay malaaka ñi ma daan yónni mooy ñoo xam ne dañuy am jëmm yu soxla di dund jëmm yoo xam ne dañu soxla di dund ñaareel ba it muy ñoo xam ne nii dañ may jaamu ngir ëllëg ma fay leen Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu su ñuy seet moom xam-xamam ak leeraayu xam-xamam ak mën a tënk ak mën a jàngal doomu aadama bi ba mu xam mission am bu ñu seetee aaya boobu rek ak ni mu ko firee moom dinañ ci déggee lu bari alquran dafa wax ne wa ma jaalnaahum jasadan laa yaakuluuna taama wa ma kaanu xaalidin
nee na ñi yónni ñëpp ñu nekk ay prophète ñëw fi defuñu leen ñu nekk ñoo xam ne dañoo ñëw nii te duñu dund. ay nit lañ. dañuy lekk comme ñëpp. waaw dañuy lekk dañuy dund dañuy consommer. wa maa kaanu xaalidin te amul ci kenn ci ñoom koo xam ne dañ ko bind pour mu dund fi éternellement dafay dee. keneen ñëwaat immortel voilà. Cheikh Ibrahim nag moom dëgg-dëgg bi mu am ci aaya boobu mu ne yàlla comme dafa wax ne bindut kenn koo xam ne du lekk mooy daf ñoo wax nañu fii mënu leen fee nekk fekk nekku leen di liggéey. parce que ku liggéeyu doo lekk doo dund. mu ne it li mu wax ne binduñ kenn pour nga continuer di dund éternellement mooy wane ne war ngaa jaamu sa borom parce que am na finalité boo xam ne danañ la demander li nga doon def noo ko defee. mu ne ñaari éléments yooyu nag ci la dund doomu aadama bi reposé wu liggéey ak jaamu suñ borom liggéey ak jaamu suñ borom boobu bu ñu xoolee ci dund yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon équilibre yonent bi duutoon koo xam ne dafa tëdd rek di wax ne dundam bi yëpp dafay jaamu yàlla dafay julli dafay woor dafay guddi gi yëpp daf koy naafila déedéet yonent bi nekkoo wutoon loolu. alquran daf ñoo jàngal ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf daan julli léegoo léeg guddi gi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi daf ko daan julli léegoo léeg guddi gi bu ñu ko xaajee ñetti xaaj ñaari xaaj yi daf ko daan julli léegoo léeg moom ak saxaaba yi ñoo daan def loolu yàlla wax ko ne ko loolu ñun xam nañ ne mënoo ko te ñoom it mënuñu ko waaye yàlla jéggal na leen volonté bi ngeen amoon noonu te mënu leen ko accomplir waaye def leen loo xam ne nii lu tolloog seen niveau la ngir ngeen mën a liggéey ndax ñett war ngeen koo sóoraale mooy koo xam ne dafa feebar ci yéen ak koo xam ne dafa jug di ut lum dundee ak koo xam ne nii dafa nekk ci jihaad yonentu bi nag sallallahu alayhi wa sallam bi aaya boobu wàccee dafa dajale sahaaba yi mu wax leen ne leen yàlla liggéey ak jihaad ñoom la yemale te ñaar ñi kenn rek moo ci am ngant mooy ku feebar bon ñu déggee ci ne jihaad dafa symboliser jaamu yàlla ci topp ndigalam ci lale liggéey dafa symboliser mission bi nga xam ne mooy tax doomu aadama bi mën a nekk ku libre ci àddina parce que boo nekkul kuy liggéey da ngay nekk dépendant. c'est ça. te boobaa mënoo nekk koo xam ne ku libre nga. ki la amee moo la ku la abal ay bëtam fu la neex ngay xool. fi mu bëgg ngay xool. voilà loolu nag Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu man su may jàngat ci dundam. gisuma ne def na lenn loo xam ne dafa ñëw par hasard. parce que boo seetloo gis naa ci ay documents ci année 37 yi 36 37 nga xam ne gouverneur bu nekkoon Saint-Louis nekkuloon fi colon yi muy Lefebvre. waaw Louis Lefebvre. yaakaar naa moo nekk Sénégal 36 ba 38. Louis Lefebvre moo nekkoon Saint-Louis. Baye Niass bind na ko benn lettre di demander ne ko suñu daara yi ngeen bëgg a tëj. bëgg ubbi yeneen école man am naa proposition bu ma lay defal mooy suñ daara yi ñun ñaari vocation la am mooy ne dañuy fexe ba xale bi mokkal alquran. loolu mooy premier livre ñaareel ba mooy ñun ñu fexe ci góorgóorlu di ko jàngal ba mu dégg arab ba xam ko ba ràññee ko pour mën a xam li nekk ci alquran jooju mu mokkal. léegi dama leen di proposer ngeen yokkal ñu ci troisième étape boo xam ne pour formation professionnelle lay nekk te loolu mu ngi ci année 37 36 37. boobu moomaguñ suñu bopp. Louis Lefebvre bi mu gisee document boobu Cheikh Ibrahima Niass yónnee ko dafa def benn lettre circulaire boo xam ne ci gouverneur yi nekkoon ci province yi yëpp. même ci Afrique de l'Ouest am nañ ci ñoo xam ne nii gis nañu seen réponse yi daf leen a wax ne leen document bi na ngeen ko exploiter ngeen jox ma ci seen xalaat. waaw fii balaa moo yàgg parce que dama cee soxla ay rapport ci document boobu. bon nga déggee ci ne Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ardaahu société bi daf ko itteeloon waaye nag pour mu liggéey waaye liggéey boobu tëralut ko woon rek ci
jug dem bay jug dem liggéey jug dem nangam daf ko tëraloon ci xam-xam. dafa gëmoon ne nit ki pour mu mën a liggéey fokk mu am formation. bu dëgër fokk mu jàng bu jàngee fokk mu am formation bu dëgër fokk mu am métier te loolu duut loo xam ne lu mu jëlee fu sori la ci islam la ko jëlee. islam yonent yi fi mos a jaar amul ci benn yonent boo xam ne amul métier. yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commerçant la woon def na commerce sàmmkat la woon. sàmm na ay gàtt. yonent yàlla Moussa jaaykat yi dafa doon jaay ay puces. même sax ettkat la woon. yonent yu bëree bëri ci biir taarixu islam ak taarixu religion yi nga xam ne jaar nañu ci jugee asamaan. ñoom ñëpp amuñ ci koo xam ne nii fulaalu liggéey. amuñ ci koo xam ne amul métier. ku ci ne am na ci loo nekkoon. ku ci nekk ci ñoom suturloo di ci am na loo def. loolu nag nga xam ne moom la Cheikh Ibrahim Niass xam ci année 62 yaakaar naa ne moom moo fi njëkk recevoir benn délégation boo xam ne ñu ngi jógee Égypte ci demande am moom ñoo xam ne ay professeur lañ ñu jëw Sénégal di jàngale. jàngale xam-xam. mu jël délégation boo xam ne ay doomam lañ ak i ñenn ci doomi taalibeem jële leen fii yóbbu leen Égypte ñu fay jàng. maa ngi fàttaliku lettre ba mu bind jox leen ko ba ñuy dem. ku nekk ñu fotu ko bind ko jox la nga yóbbaale. pour mu nekk sa repère nga koy xool nga koy liir ngir bul dugg ci yeneen ëllëg. ba mu demee ba ci fin ba di ko tëj daf leen wax ne maa ngi xaar ci yéen ngeen ñëw fekk am na ci yéen ñoo xam ne ay juge lañ. am ci yéen ñoo xam ne ay docteur lañ. am ci yéen ñoo xam ne ay professeurs yu jàngale lañ. wax vocation yu bëree bëri yoo xam ne mi ngi xaar ci ñooñu bu ñu ñëwee. ñu ñëw nekk ñoo xam ne dañuy servir seen société. te wax na leen ci lettre boobu même ne leen fexe leen ba seen njëriñ bu mu em ci seen bopp na ngeen am njëriñ fexe ba am ko def ko ci seen bopp ak seen famille waaye na jéggi seen famille dem ci seen société. jéggi seen société bi dem ci àddina bi yëpp. ndax jullit mooy koo xam ne nii dafay jëriñ boppam waaye dafay jëriñ moroomam te du ko lor. kooku bon bu ñu liiree philosophie am ci dund bi. mooy moom amutoon waxtu bu muy perdre. nit ki formation am yëpp mooy mu fexe ba jàng ba xam waaye bu xamee it mu liggéey. liggéey boobu nag na ko teg ci base boo xam ne base u jaamu yàlla la. waaw léegi moom ci waxtaan bi. mi ngi xamle ni dañ nekk ci réew moo xam ne suuf si nangu na. dëgg la. am nañu naaj am nañu suuf parce que mi ngi tudd ne am na réew yoo xamante ni yii. di nga fa gis téeméeri junni nit yoo xam ne bëgg nañoo bay waaye gisuñu suuf buñ bay. dëgg la ñun nag yàlla may ñu suuf mu nangu. boo xam ne mën na nga cee bay nee na dugub yëpp. ay ñàmbeeg ñoom seen. ci diggante bi kon lan moo xew ba ñun suuf si daanaka ñun ñu ngi bëgg a dee xiif yor suuf yor naaj yor ndox te mënuñoo dund. waaw Bokar loolu man ci sama jàngat volonté politique la. suñ politique yi. benn seen formation yi dafa des wala amuñu li ñu tuddee wataniya c'est-à-dire citoyenneté civisme parce que nit koo xam ne jàng nga wala patriotisme voilà patriotisme koo xam ne sa réew dimbale na la ba fexe nga mën a jàng mu jàng mu fexe mu jox la sens nga nekk ci position boo xam ne réew mi dañu lay déglu pour nga tegal leen ay programme yoo xam ne pour génne leen ci ndóol gi ñu nekk génne leen ci ñàkk xam gi ñu nekk yóbbu leen ci réew yi nga xam ne ni ñoom ñoo émergé. 60 ans après indépendance ba léegi Sénégal des ci benn nawet ñetti weer comme ni ko sëriñ bi waxee léegi. non loolu ñàkk volonté politique moo ko waral. parce que jàng nañu xam nañu génn nañ ci biti. bu fekkee ne du ñàkk volonté politique rek mooy ne amuñu patriotisme. yaa ngi dégg. te yaakaaruma ne benn sénégalais war naa toog di reconnaître ne moom warul amul patriotisme li ma ciy jaaxal rek mooy bu ñuy campagne. fu ñu dem dinañu waneel ne suqali Sénégal moo leen tax a jóg. waaye bu ñu demee ba nga xam ne nii gagné nañ daanaka doo gis discours boobu nga xam ne moom lañ yenn woon. jox ko Sénégalais yi defar ko rafetal ko doo gis ñu nekk ci.
dañuy nekk ci yeneen programme yoo xam ne nii xaj na itteelu population bi wala bu leen itteelee it nekkul ay priorité parce que dëkk boo xam ne nii majorité écrasante bi ay baykat lañ te baykat yi itteewoo leen yaakaar naa ne sa vision bu fekkee ne gudd na tamit xaj na jëmut ci priorité. kon loolu benn niveau d'analyse la benn niveau jàngat la. waaye beneen niveau bi mën naa nekk ni dañ nekk ci réew moo xam ne diine ngi fi. këru diine yi bëri nañ. dëgg la te wax dëgg yàlla kilifa yi saa su ne ñuy fàttali lu mel noonu maa ngi fàttaliku sax. sëñ Sidi Maxtaar la defe naa su ma juumul. doon wax taalibe yu nañu dellu ci tool yi te bàyyi coow li. dëgg la yaa ngi koy fàttaliku. dëgg la ci at yi ñu génn. donc est-ce que. ñun finalement li nga xam ne moom la ñu mag ñi sant. bàyyiwuñu ko xam nga au-delà de état bi ak tout ça mais ñun ñi suñu bopp. xam ne bu ñu demee ba kilifa yi ñoom lañ ñu waxoon. ak yoon wañ ñu tegoon. wàcc nañ ko nekk ci leneen. dëgg la ba ñu toll jamono joo xam ne ñu ngi naan milliard kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. dëgg la muy dellu kon ci li nga xam ne moom la kilifa gi doon wax léegi ci audio bi ñu déglu. dëgg la waa Bokar xam nga responsabilité moom dana am ñu partagé ko lu bëri waaye kan mooy responsable principal bi. moom état man moom laa mën a wax. sëriñ si ñu ngi def seen liggéey defuñu ko rek parce que dañuy def ay discours sëriñ boo gis dafa dem sëñ ci dëkkam gor am ay tool di bay kooku wane na ne ku ko gëm da ngaa war a topp ci li muy def li muy def yonentu alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne ku bëgg nit roy ko arab yi sax wax nañu loolu ñoom it al mar'u ma'a man ahabba képp koo xam ne nii dafa bëgg nit da nga ko jéem a roy Youssou Ndour bu ñu koy wax ci Sénégal fii parce que dafa marqué suñu jamono bu génnee sol dara ñu ko bëgg ñëpp bu ñu xëyee danañu dem commande lu mu sol noonu yeneen woykat yi fi nekk yeneen artistes yi ñoom it noonu la sëriñ si tamit noonu la population yi ñu ngi leen di roy waaye sëriñ bi wax na problème bi lan la mooy ne ñun xam nga sëriñ bi mënut a créer ay vallées yoo xam ne population yi dañ ciy bay moom li man mooy dem bay mais conditions yi ñuy bayee te nee na nañu xool ci moom li muy bay ak yooyu ñoom te bi ma waxee nañu xool ci moom noonu Cheikh Ibrahim Niass ut na ay tool Richard Toll di ko bay am na ay tool Ziguinchor daf ko daan bay producteur bu gënoon na mag ci jamono moom la woon fii ci Sénégal da doon bay loo xam ne nii maanaam Sénégal sax daawuñ ko mën a jënd te xalifaam yi fi nekk gannaawam moo xam Seydi Ali Cissé la moo xam doomam alxaaji Abdoulaye Niass ba ci xalifa Cheikh Ahmad Dam ak Cheikh Ahmad Tidiane mi ci loolu la ñu nekk li ñuy dundee lu ñuy bay la lu ñuy liggéey la xaaruñu addiya xaaruñu leneen ñoom li ñuy digal nit ñi mooy nañu jàngale dem liggéey foo gis ci ñoom te yaakaar naa ne loolu sëriñu Sénégal yëpp la kër goo dem fii ci Sénégal da nga gis ne xalifa yi ñoom ñi ngi am ay tool yoo xam ne daare yi ñu amee ci lañ sukkandiku di ko dundee kër yi ñu amee ci lañ sukkandiku di ko dundee kon ñooñu joxe nañu exemple boo xam ne yaakaar naa ne képp koo xam ne nii gëm nga leen topp leen ci diine roy leen da nga num tuddee mu des nag formation yi formation parce que am na niveau de développement boo xam ne mënta am sans formation parce que ki nga xam ne dafa judd ci mbay rek di bay am na sax yoo xam ne ni mënu koo bay am na yoo xam ne nii dafa laaj xam-xam am na loo xam ne dafa laaj xam-xam am ñu leen assister dafa leen ay formation dimbale leen bañ mën koo bay loolu bu amul yaakaar naa ne sëriñ bi lu mu wax mën naa xiir nit ñu dem ci àll bi waaye bu noor bi jotee duñu am lu ñu def il faut ñu ñëw Dakar il faut ñu jéem a génn ci biti liggéey te bu ñu gisee ne seen mbokk yi seen morom yi ci yeneen i côté ci àddina bi ñu ngi am ay teraanga ay nangam ci leneen ñoom it danañ jéem a fexe nuñ dem ba fekki leen fa moo tax ñuy jël géej jël nangam loolu yëpp rek responsabilité bi nga xam ne état bi jëlut ko man laa yaakaar ne moo looloo tax ma doon wax léegi nii dañ nekk ci réew moo xam ne ndaw ñi ñu bëri ñu ngi wutum xëy te mbay mi ak càmm geeg yooyu am na ay pexe yoo xamante ni xëy na buñ ko ci tëraloon jafe-jafe yi ñu am ci wàllum xëy ci réew mi dina wàññeeku xëy na gaa mënta jeex waaye dina wàññeeku bu baax a baax kon su fekkente ni kilifa yi ñoom ñi ngi ci déjà xëy na kon problème bi fi mu nekk mooy naka la ñu mën a def ba ñu mën leen a roy ba fu waaye mën a ne ci réew mi ñuy ubbi ay entreprise di taxawal ay tool di produire di mën a jaay di dundee ak yu ni mel xëy na foofu noonu pour lawal ko dëgg la ba ñu bëri mën koo topp parce que aussi ñëpp mënuñoo bay tamit mënoo nekk ci réew moo xam ne ñëppay bay foog ñeneen nekk ci leneen mais
situation réew mi fi mu toll xam nga ñu ngi fi doon wax autosuffisance en riz. dëgg la maanaam li ñu doon jëlee ceeb ci bitim réew di ko indi ci réew mi moo ëppoon foofu li ñuy bay fii ceeb. te xëy na bu ñu bayoon fii ceeb lañ doon dépensé di ko jëndee ceeb dina wàññeeku. dëgg la xam nga yu mel noonu pour que mu mën a nekk il faut que taalibe yi ak nit ñi. dugal seen loxo ci mbir moomu le xëy na sax même bu ko ci état bi deful. dëgg la waaw d'accord xaj na bu ko état bi defut mën naa nekk ay initiative yoo xam ne yu personnel la. mais Sénégal même loolu bu amee sax même autosuffisance boobu ngay wax gis nañu Sénégal fii daanaka novembre yaakaar naa ne ci la ñuy tëj réew mi fii pour affaire yi soble. waaw ñi jaay soble yi bañ a kii. waaw pour ñu bañ a yàqule. voilà xam nga loolu mooy wane ne benn saison rek la ñu am ñun ñooñu waroon nañ leen a dimbale utal leen ay frigo utal leen ay usine utal leen yu bëri yoo xam ne li ñuy produire ci biir réew mi même bu génnul ci biti biir réew mi danañ ko mën a consommer ay weer. waaye su fekkee ne benn weer ñaari weer rek ci lañ leen di may loolu tëj suñu frontières yi. ci matières yooyu vraiment mooy ne accompagnement bi. des na et puis surtout day dellu ci xam-xam bi nga doon wax léegi. dëgg la ndax tubaab yi bay soble di ko indi fii. seen soble boo ko tegee fii mën na def weer du yàqu. dëgg la voilà. ñun soble bi boo ko bayee bu defee. mooy li ma la wax rek mooy li ma la wax rek. xam nga yooyu yëpp xeetu xam-xam la yoo xam ne baykat bi fokk mu am formation. gis nga man damaa yaakaar ne am na benn proposition bu ma fi defoon damaa waxoon ne Sénégal université yi dañ leen a war a tëj ubbi yeneen université yoo xam ne formation professionnelle moo leen tax a jóg. parce que ñun àggaguñu ci benn prestige bi nga xam ne dañuy jàngal ay nit pour ñu am ay doctorat ci nangam doctorat yoo xam ne lépp littérature la amul booy dugg labo amu fi benn labo booy dugg boo xam ne dana indi dara wàllu science ak yooyu science ci loo xam ne dana participer ci suñu économie. bon dañu waroon a fexe ba demande bi ci marché bi ñu xam ko. mën a préparer ay nit ñoo xam ne danañ def offre. ci loolu. te loolu dafa laaj suñu université yi nga xam ne nii étude professionnelle ci la ñuy def ñu encourager leen gën a yokk côté boobu. bàyyi yeneen mën nañ ko ñàkk bàyyi sax waaye nag niñ ko fullaalee. ñu fullaalee ko côté bii ba nga xam ne dëgg-dëgg danañ mën a tabax suñu réew ci at yoo xam ne ni at yu néew la gis nga àddina bi boo demee pays asiatique yi li tax seen développement gaaw mooy étude professionnelle la ñuy def. formation professionnelle. formation professionnelle du nekk ci école yi di jàng. non affaire académie yooyu noonu loolu yëkkatiwul la loolu affaire prestige la ku dem ba pare moo ko war a def. te loolu liñ ci soxla nombre bu tuuti la mais su fekkee dañoo jël xale yëpp ne droit la ñuy def ñu bëgg suivre fii nii carrière boo xam ne nii pour ñu agrégé dañuy dem ba 10 ans 15 ans ci université yi. ñëpp du ñu agrégé sax. ñooñu duul pour liggéey Sénégal. ñooñu duul pour liggéey Sénégal mais ñiy liggéey Sénégal mooy ñi nga xam ne nii ñu ngi ci marché bi ñu ngi ci tool yi ñu ngi ci usines yi ñu ngi ci secteurs yi nga xam ne nii suñu poumon économique ci la dépendre. napp meeg ci yeneen yu demee noonu. moo tax daal liggéey. su fekkee ne ci base diine lañ ko teg am nañu ci ay. am na fondement bu dëgër su fekkee ci suñu mag ñi nga xam ne ñoom la ñuy roy am nañu ci ay exemple yoo xam ne nii vraiment fan yi maa ngi lire benn lettre boo xam ne Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moo ko bind 1962. premier ministre bu Algérie. seen crise bi ñu amoon guerre bi ñu amoon ak français yi. waaw ba ñu def cessez-le-feu ñu ngi am indépendance 1962 mais 61 la bind lettre bi premier ministre bi Xadda di ko wax ne ko maa ngi leen di ndokkeel gannaaw bu ma dégloo ci rajo yi information yi ñu ne def ngeen cessez-le-feu ak français ba yéen a ngi signé benn accord ni ngeen demee ba gagné ci armes yi léegi na ngeen taaj armes yi te fexe ba gagné ci liggéey seen dëkk. 1961. mu koy bind premier ministre bu Algérie. te xam naa xeex boobu sax moo gën a am solo. waaw xeex boobu moo gën a am solo. mi koy wax ne ko ni algériens yi takkatoo joxe seen bopp joxe seen deret joxe seen bakkan ba français yi nangoo toog ak ñoom pour def ay négociation ba signer accord ne nañu arrêté xeex bi na ngeen def effort yu ëpp loolu pour tabax seen dëkk. pour liggéey ko. parce que amul benn dëkk boo xam ne nii dana avancer ci lu duut liggéey ay doomam. kooku xam nga ne bon ni ko liggéey itteeloo woon. duut rek ci réewam.
du rek ci monde islamique mais partout la woon. ci àddina bi. participation yi mu daan def ci congrès yeeg. waaw boo gisee yooyu daf lay jaaxal dafay mel ni. tey jii nii ci la nekk di bind participation yi nga xam ne moom la daan def. waaw moom lañ doon wax sànq te am na benn pàcc boo xamante ne bii ci waxtaanam boo xamante ne bii itam am na solo lool muy ñi nga xam ne dañoo bëgg a tekki bëgg am dara te bëgguñoo liggéey. dëgg la. parce que fekkente ni da nga xëy ne man il faut ma am oto foog ma tabax kër léegi nii. joni te tegoo ko ci liggéey. ak wala boog amin gu lew. dëgg la fa daal di doy waar te loolu mu nekk loo xamante ni tam dañ koy faral di gis. dëgg la ndax nit ñi dañuy gis benn waay mu yor kër yor oto ak yooyu ñu ne voilà man li mu yor laa bëgg et cetera. dëgg la loolu xëy na bëgg bi. jaadu na ndax nit ku nekk am naa sañ-sañ bëgg lu baax. dëgg la waaye amin ba kañ mooy xaw a doy waar. dëgg la waaw loolu li koy waral souvent mooy ñàkk patriotisme bi nit ñu jox la confier la alal li réew mi nga jël ko def ko sa alal. benn mooy ne yow fonkoo sa réew ñaareel ba it jikko yi doomi jullit war a am ci maandu ci xam responsabilité ci fonk réewam yooyu nekkul ci yow ñaareel ba it mooy souvent nga gis koo xam ne nii dafa bëgg a dund te du ko liggéey bëgg a dund te bëgg a am teraanga te jaarul fi mu war a jaar li koy waral yëpp mooy ñàkk formation bi ñàkk jàng mi ñàkk am xëy mi am na loo xam ne dana dellu ci moom parce que comme muskallaf la am lu muy bëgg war naa dem fexe nu mu demee liggéey war naa dem fexe nu mu demee jàngi war naa dem jéem dara waaye loolu tamit niveau la boo xam ne nii dafay fekk am lu ko jiitu ba balaa nga àgg foofu mottali moo lay dese dama wax ne bëgg jàng du ndam ñu pareel la pour nga mën a bëgg jàng mooy ndam parce que nit mën naa dem ba yëg ne moom dafa war a jàng fekk c'est trop tard léegi dépense yi war nañ ko responsabilité yi kooku du mën a jàng kooku bon am na lu waroon a jiitu ñu préparel ko ci biir kër waajuram préparel ko état am préparel ko ba mën a jàng moo xam ne ëllëg suy soxla nangam dana fekk mu àgg ci capacité ci xam-xam ci formation fu mu mën a amalee boppam loolu bon dal jullit bi wala citoyen bi wala ku mënta nekk ni ko sëriñ bi waxee tedd te doo liggéey moom àllaaxira rek lañ ko séntu te àllaaxira it aljana fi muy wax noonu tamit mooy ku liggéeyoon parce que fekk nga liggéey ba pare mooy dafay fekk nga liggéey ba pare payoor bi la waaw allazina amanu wa amilu saalihaat ñooñu la yàlla dig ne ñoom la bàyyil aljana bon bu waxee ne di dund te doo liggéey di tedd aljana rek la ko gis moom aljana jooju sax mooy koo xam ne nii liggéeyoon na lu ko jiitu wala boog nga nekk ci sa yërmande suñu borom subhaanahu wa taala kon 19h jot na. kon dañuy wéyandil waxtaan bi. dese nañu quelques waxtu. quelques minutes. mën nañoo ubbi téléphone bi aussi 88 628 38 38 bu amee mbokk yoo xamante ni bëgg nañoo sànni ay kaddu ci waxtaan wi mën nañoo woote donc ma fàttali numéro bi 88 628 38 38 léegi Cheikh Ahmed Tidiane. xam nga Maulana li mu wax yëpp. boobu bi mu koy wax yàgg na. boobu Senghor moo fi nekk njiitu réew. ñu dem a dem ba ñu nekk ci jamono joo xamante ni li muy wax nii yëpp daa mel ni comme ni ma ko waxee sànq ci njëlbeen tey la ko wax wala démb. dëgg la waaw est-ce que xëy na ci wàllu yar gi ak éducation bi ci réew mi amul échec. waaw éducation bi moom éducation bi am na lu ci soxe lu bëri. te man yaakaar naa ne li ko gën a waral mooy ñaari formation yi ñu am yi nga xam ne bokkut. te benn bu ci nekk mënta dem bàyyi morom parce que dafa bokk suñu culture bokk ci suñu nature ñun sénégalais mooy ne majorité ay musulman lañ ku ci juddu sa waajur bëgg na nga xam alquran xam looy jullee xam nooy di defee sa diine waaye loolu suñ la bàyyee ca daara ji état préparé lut ko formation boo xam ne nii boo fa génnee mën a am xëy mën a am nangam mën a garder aspect professionnel maanaam ci daara yi di nga jàng alxuraan di nga jàng fiq ak yooyu waaye bu ñu la tegee fenn doo mën a liggéey doo mën a liggéey waaw xanaa jàngale wala nga dem commerce yi te jàngale sax foog nga jàng ni ñuy jàngale voilà léegi formation bi nga xam ne nag moom mooy école tubaab bi état bi école laïque bi ñoom mën nañ laa jàngal defal lay formation nangam waaye aspect religieux bi moom xalaatuñ ko. bokkul ci. du diine daal. xam nga ku jàng ba dem bañ ne war nga mën a jiite réew te fekk yow yi gën a terre à terre ci sa diine xamoo ko. kooku sa état
bi la jàngal formé la noonu di wax ne tamit état la boo xam ne ni dañuy askanoo ci réew jullit ñi. waaw amel na la ak bu rëy rëy. bon ñooñu complémentarité moo fa mën a am. mooy ñu fexe ba école français bi la fa nekk am lu rëy ci école daara ji luñ ci dugal. école daara ji it am lu rëy loo xam ne moom la ñuy jëlee ci école français bi dugal ci comme proposition bi nga xam ne moom laa wax ne moom la Cheikh Ibrahima Niass def ci 1936 formation professionnelle te loolu 1936 la. waaw la ko defoon. xam nga loolu suñ ko defoon boobu ba léegi proposition yi mu def yëpp defuñ ci dara xam nga. waaye ba léegi gis nañ ne moom lañ soxla pour mën a am société boo xam ne bu normal la. bu ñu ko deful coow li mooy bëri waaye dañ fi gis oustaz boo xam ne nii li muy wax àndut ak société bi li muy dund. ñu gis fi un gouvernement boo xam ne li muy jëf àndut ak culture société bi àndut ak ay valeur am. bon il faut ñu xalaat ci suñu système éducation ni ñu koy rabbaatee. ndax li fi nekk nii mooy li fi tubaab bi bàyyi woon. xaj na ñu góorgóorlu peinture fii kii fële waaye système boo xam ne dafay uyu suñu culture ak suñuy orientation ci suñu base éducation ci suñuy ay valeur vraiment amaguñu ko. daara ji tamit amagut système boo xam ne nii boo ci génnee da nga nekk koo xam ne nii da nga mën a dem servir sa réew ci liggéey ci poste yi nga xam ne nii moom la sa état sa réew am. bon nag comme ñaar ñooñu ñëpp ñoo bokk Sénégal war nañu seet méthode bi nga xam ne moom la ñuy jàngee système bi. nu ñuy def ba dëppale ko ak Sénégal. mais xëy na kilifay diine ñoom mën nañu am loolu mën nañ ci am liggéey ndax jarul peut-être ñuy xaar état bi xam nga boo taxawalee école boo xam ne daara joo xam ne ñu ngi fay jàngalee alxuraan ak mbiru diine ak yooyu. bon am na foo xam ne boo fa yeggee boo wàccee alxuraan jàng yenn téere fiq yi ak yooyu. après foog nga wutim xëy. te foog nga jàngiwaat donc formation professionnelle bi pourquoi kilifay diine ci réew mi par exemple mënuñu jël exemple ñoom créer ay école de formation professionnelle yoo xam ne da ngay jàng xam-xamu diine waaye jàngale fa métier muy menuisier muy mécanicien muy lu mu mënti doon. dëgg la xam nga kii mission mooy mu former nit ki ba mu xam diineem bu fekkee am na benn ouverture bi comme Cheikh Ibrahima Niass dana def ay proposition pour état accompagner ko ci côté boobu. waaw xam nga Cheikh Ibrahima Niass benn sëriñ mënut a ñëw ne damay ubbi atelier nangam. te amul moyen. loolu dafa laaj cadre bu dëgër boo xam ne nii moo lay soutenir. bala ñoo àgg foofu sax suñu menuisier yi ñu ngi fii ci Sénégal di def ay production yoo xam ne yu am solo la mais état bi fulaalu leen. bureau boo ci dugg. mooy ñuy produire artisan yi nga xam ne dañuy produire. waroon nañu fexe. te bu ñuy bëggee jënd ay consommation bi locale bi sax. waaw ñu koy ñu favoriser. ñoom ñu ngi ciy xeex boobu ba léegi. voilà ñu ngi ciy xeex mais commande publique bi nañ leen ci jox. voilà léegi nag ki nga xam ne moom domaine am mooy diine. bu bëggee ñëwaat ci côté boobu dafay génnee ñoo xam ne daf leen di génnee te duñu am xëy tamit. li ma ci xalaat daal mooy foog suñu système bi. ñu dëppale ko ak suñu valeurs yi ak suñu culture. moo xam daara ji la moo xam école. état bi la école yi mu taxawal. fokk ñu dëppale suñu système bi ak tibu sénégalais bi ñu soxla. ndax dañoo soxla koo xam ne bu génnee nekk imam bu paree mënta dugg sol blouse am dem def opération ci biir hôpital bi. ndax soxlawuñu benn professeur boo xam ne dafay jàngale jurisprudence islamique bu paree dem dugg ci tribunal bi. joxe nu mu tëddateem. yu demee noonu am na réew yoo xam ne dépassé nañu ko bu yàgg. kiy jàngale ci université bi di jàngale diine su paree mooy dem dugg ci yeneen espace yi. dafa def li nga xam ne nii ñi jàngee ci yeneen écoles yi moom la ñuy def. justement yow comme yow ci réewi arab yi nga jàngee. dëgg la ñoom seen expérience foofu ñoom naka la ñu régler problème bi naka la ñu doxalee ñoom. moom laa lay wax nii xam nga man amoon naa professeur boo xam ne bu joxee cours parfois dafay ànd ak ñun ñu dem tribunal. science yi muy def foofu dañu koy assister am na fa yeneen faculté yoo xam ne par exemple ñi def mathématique ñi def nu mu tuddati médecine dañuy pare ànd ak seen professeur mu ñu accompagner ko mu dem def ay opération ñu assister foofu kii sol xaftaan ak kii sol dara kii sol chemise ak pantalon amuñu ute ci seen professionnel li ñuy liggéey nit ñëpp benn lañu te Sénégal ñoo gënoon a mën a
ñoo gënoon a mën a gën a réussir ci loolu parce que vraiment coutume bi ñu am ci Sénégal ci këru diine yi islam ni mu fi yàggee ni mu tasaarooyee nekk suñu culture même koo xam ne sax duy pratique jàngut ko xamul ci dara waaye bëggam aju xolom ni muy ajoo ci affaire diine waroon naa tax ba ñu am formation yoo xam ne nii ci biir école yi ku génn le minimum da nga ko xam ci sa diine nga xam ne nii du too nekk koo xam da ngay nekk dépendant wala nga toog ñu lay wax yoo xam ne nii dëgg-dëgg bu la waxee fii tey gauche suba nga gis beneen oustaz mu wax la leneen gannaaw suba nga gis keneen mu wax la leneen te yooyu yëpp du bokk lu ñuy wax ñàkk responsabilité état moo ko waral. bon mais loolu tamit problème la ci dëkk bi parce que état bi aussi am na xëy na foo xam ne fii loxoom du fa yegg surtout ci wàllu diine ji xam nga Sénégal tey ji comme ni nga ko waxee léegi ci wàllu xam-xam boo waxee ñii aw fii ñii jaar fële. doo xam ban yoon ngay loolu bokkar état la ban yoon ngay topp. loolu bokkar état la loolu gëmuma ni état wala état bi mën na ci dara. loolu gis nga en 2011 je pense def naa fi benn lettre ouverte boo xam ne maa ngi ko adressé woon le ministre Bamba Ndiaye moo chargé woon affaire religieuse waaw dëgg la. jox naa ko réagir ci après dajee naa ak moom waaye ma génnee ko publier woon naa ko li ma ci doon wax mooy état bu Sénégal dafa fullaalu diine ji. ci ndax xam nga fi mu ne boo demee ci sous-région bi Sénégal fii amul réew boo fay dem daanaka lu dul ne Sénégal ci la dépendre ci affaire religieuse moo xam Gambie moo xam Mauritanie moo xam Mali moo xam Niger Nigéria ba Tchad ba ngay demee Soudan. lu xew danañ ñëw fii Sénégal seen sëriñ nekk fi ay borom bi xam-xam laa wax nag. boo fa demee ñi jiite réew mi ci diine seen sëriñ ñi ngi fii Sénégal nga gis ne ñoom ñi ngi organisation boo xam ne nii dara du xew lu dul nañ population bi yëpp essence boobu la ñuy déglu. waaw mu wax àddu ci diine ji te ba muy wax noonu am na ñeneen ñoo xam ne leneen lañ jàng wala leneen lañu gëm wala leneen lañ gis waaye ñoom ñëpp danañ ànd ci loolu. mais ñun amuñu instance boobu. voilà ñun amuñu instance boobu. mais instance boobu c'est pas forcément le rôle de l'État. non loolu rôle de l'État xam nga lan moo tax xam nga lan moo tax. waaw fi mu ne nii état le président Macky Sall créé na fi benn agence boo xam ne ci affaire waqfu. waaw lay autorité di wax. waaw autorité di waqfu mu ngi ko yóbbu fële finance. créé na fi agence boo xam ne nii ci affaire aj gi la. waaw mooy délégation générale bi ñu jël nii. am na fi ay conseils yoo xam ne ñu ngi ci ministère yi ay conseils religieux lañ ak ci présidence. déggaguma fi sax conseil boo xam ne dafa taxaw pour affaire yi azaka te war naa am. war nañ ko def. amuñu conseil boo xam ne mooy boole affaire fatwa ci réew mi ak lépp lu jëm ci jurisprudence islamique ñoo xam ne ñoo ci prononcé wu ñu leen defal ay formation muy génnee ñoo xam ne dañuy dem ci tribunaux yi ci capitale bi wala ci région yi yooyu yëpp bu ñu ko boolante woon. mën na nekk benn ministère boo xam ne moo leen di ëmb mu am département yooyu yëpp du ñu am problème ku koy jiite ndax département yooyu bëri na këri diine yi danañ ci gis seen bopp mouvement islamique yi danañ ci gis seen bopp képp kuy ootewoo diine danañ ci gis seen bopp te boobaa décision yi ñuy génnee consensus lay génnee xam nga loolu organiser ko dafa yomb ci Sénégal ba ma ko waxee ci jamono booba 2011 yaakaar naa ne monsieur Bamba Ndiaye monsieur le ministre maa ngi koy nuyuwaale au passage dafa ma wax ne ma ñii daanaka affaire diine itteelu leen li leen itteeloon sax mooy lu jëm ci affaire communication. di wax ci turu président moo taxoon waaye man maa demandé woon sax pour ñu yokk ci yenn yi. yaa ngi dégg mais loolu bu ñu ko taxawaloon man xam naa ne dana amal njëriñ askan wi dana amal njëriñ même état bi ndax fi mu ne nii am na région yoo xam ne nii. bu ñu ko ciblé woon rek ñuy génnee asaka normalement ni ñu ko war a génnee. région boobu du am problème mu école du am problème mu jàkk te danañu mën a intervenir ci yeneen secteurs yoo xam ne affaire sociale la. te ci région boobu lay génnee. waaw loolu sax am na ñu ci doon wax ni jullit yi war nañoo wàññi tuuti tabaxum jàkk ji te jublu ci école yi ak hôpitaux yi. waaw mooy li ma la wax ni. waaw ni kon loolu benn volet la. mooy asaka. am na yeneen yoo xam ne nii bu ci gouvernement bi dimbale woon jullit ñi ñu tënku ci mais gouvernement bi dafa gis ne ma amul intérêt nit ñi nekk benn sama xalaat man.
dafa gis ne toujours ñi aw fii bu bëggee soxla fii ñii jël fii ñële waaye su fekkoon ne diine ji daf koy itteel vraiment war naa def benn le minimum mooy ñu am conseil supérieur islamique boo xam ne jullit ñi ñëpp moo leen takkee di wax ci seen tur. bu ñu amee lu ëpp loolu nag mën nañu am benn ministère boo xam ne mooy dajale ñooñu mu am ay département ci biir mu nekk loo xam ne nii dana sigil Sénégal ci monde islamique bi nga xam ne ci lay réclamer ne bokk na ci yàgg naag am na ay efforts yi mu ci def. ñaareel ba it dana takkee kàddu jullit ñi. parce que fi mu nekk nii ku jug fal sa bopp def ko mufti ne yaay wax ci turu diine ji. boo waxee ba pare beneen waaye weddi la fële te ñiy weddi wante ñoom ñëpp li ñuy wax dëgg la. parce que kii dafa jàng ci école ba la kii jàng école ba kii jàng école B. école B bu adopté lii yow nga ñëw wax ko keneen adopté beneen école ñëw contredire li nga wax. kenn du ko sañ a weddi waaye loolu mooy ñàkk kilifa nit ñu jàng te amuñu kilifa. te loolu nag am na ci responsabilité boo xam ne mi ngi dellu ci état. d'accord kër yi sëriñ si am nañu ci benn responsabilité. mais initiative rek la ñu mën a def. mais Sénégal fi ñu toll nii li nguur gi bokk ci sama xalaat bu gàtt li ñu jàpp mooy am na yoo xamante ni këru diine yi en tout cas ñi nekk ci diine islam bi ñoo war a organiser wu pour gérer seen i ay problème. déedéet ñoom bu ko defee xëy na ñoom su boobaa ñu gën a mën a sawar sax pour jàppale leen. mais état moo leen di organiser. mais xam nga fi ñu toll nii état bi bu xëyoon suba. ne damay def lii wala lii ak lii coow li bari. non. ñu ne ku leen ko sant seen yoon mooy li xam nga état bi daf leen di wax cadre bi moom laa leen créer. yéen a ci nekk di exercer nu ngeen di defee yéen a koy def état du wax ne ñëw leen julli tey. waaw mais jullit ñi fay daje pour ñu am consensus il faut ñu daje ci l'essentiel. am cadre boo xam ne nii moo leen tënkee. voilà moo tax maa ngi invité ci koor gii ñu nekk di invité le président de la République pour mu xalaat vraiment ci conseil supérieur boo xam ne nii dana tënk Sénégalais yëpp seen kàddu ci diine conseil boobu noonu amee ko. su fekkee ne mënuñu def niveau. ñu am ministère boo xam ne nii branche yooyu yëpp dana ci am. dana gën a yëkkati turu Sénégal ci monde islamique dana ko dimbale te yaakaar naa ne côté financier bi sax dana am ñeneen partenaires yoo xam ne danañ ko ci mën a dimbale. te état Sénégal du ne dina ci def dara lu dul kilifteef gi rek. ñu taxawal cadre bu mel noonu. mu nekk loo xam ne njëriñu diine ji lay nekk fii ci Sénégal parce que vraiment chaque Ramadan. ñuy wax ñii tey la ñuy. commencé ñii suba ñii gannaaw suba julli noonu xew-xew yi yëpp noonu loolu rafetul ci turu Sénégal rafetul ci diine ji ak taarix bi nga xam ne moom la Sénégal am ci islam. mu ngoog jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Niass moom la ñu doon dalal tey ci seen émission jotaayu mag ñi doon waxtaanee ay dénkaane yoo xamante ni Maulana Cheikh Ibrahima Niass defoon na ko ci jamono yu yàgg mu mel ni nag daanaka dafa méngoog jamono fi ñu toll nii ndax jafe-jafe yi ñu am yëpp xëy na bu ñu toppoon ndénkaaneem yooyu ak conseil yooyu mu joxe woon xëy na duñu toll fii donc moo tax muy baax ñu koy fàttali di ko tegaat nit ñi di ko déglu ñu indi ci ab njàngat pour fàttali nit ñi ndax fàttali bi toujours dina amal nit ñi njëriñ kon Cheikh maa ngi lay gërëm ma bàyyi la nga tàggatoo ak auditeurs yi. jërëjëf Bokar maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm waa kër gi yëpp ci directeur ba ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci buntu bi di gërëm sénégalais yi nga xam ne ñoo ñuy déglu di ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi nga xam ne ci la ñu nekk di wax ne lii nga xam ne mooy jàngalay mag ñi ñëpp même ku nekkul jullit sax war nga ko suivre xam ko di ko vérifier waat di ko visiter waat ndax mën na nekk feuille de route boo xam ne dana amal njëriñ suñu dund te lépp lu ñuy def ñoom dañ ko defee woon gëm yàlla ak bëgg seen réew moo tax suñu ko toppee mën nañ cee am ay résultats yu bëree bëri li tax nag ba léegi àgguñu ci niveau bi nga xam ne fa lañ bëgg àgg wala ñoom ci lañ doon waxee mooy ne suñuy réew xaj na ñoo amagul volonté bi surtout suñuy gouvernants suñuy politiciens waaye ñoom ñi ngi doon conseiller ñoo xam ne ci àddina bi di leen waxal ñuy jëfandikoo seen i wax yëkkatiku nañu àgg ci niveau boo xam ne ba léegi Sénégal àggagu fa. bon maa ngi conseiller ñëpp ñu gën a fonkaat njàngale mag ñi gën a delluwaat ci daara ji jox ko rôlam jox ko valeur yi nga xam ne ni moom la yelloo loolu daal bu ñu ko defee Sénégal incha allah danañ jëm ci kanam li ñu bëgg ci suñu ndaw ñi mooy danañu jàng danañ am ay formation danañu liggéey danañ nekk citoyen yoo xam ne. yu nekk ay exemple lañ ci réew mi. loolu daal moom laay tàggatoo di la gërëm bu baax beneen yoon. jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Niass nekkoon sunu gan tey kon ci jotaayu mag ñi mi leen di dox di daje suba ngir beneen waxtaan ak beneen mag
goo xamante ni gi bàyyi na fi ay dénkaane ñu waxtaanee ko ñëpp jëlee ci ay jëriñ maa ngi leen di ñaanal ndogu jàmm di leen gërëm bu baax ci ànd bi ngeen ànd ak iRadio jërë ngeen jëf. Yeah.